Mame Ngor ñu ngi lay nuyu bu baax ñu bàyyi la nga nuyoo ko internetu Grand Théâtre point TV. waaw maa ngi leen di fay di nuyu waa Grand Théâtre di nuyu képp koo xam ni yaa ngi xool interview bi. Mame Ngor jamono ji dafa mel ni artistes yi fan yi ñoom li corona di xew ñoo leen gën a xew muy mbalaxmaan ji gars yu bëri di naqarlu seen taxawaay ci ni yëf yi doxee muy yalwaan gu metti ki li nga mën a tuddee ndax gis-gis boobu nga am ci mbir mi. yalwaan bu metti comme comprendre moom. dañu gis ne yenn ci rappeurs yi ñu cité ku si mel ni Fou Malade Awadi ak keneen dem rencontre président de la République ñu bëri jàpp ne bon seen intérêt moo leen fa yóbbu ku si mel ni Nit Dof ku si mel ni Karim Xurum Xaq tout récemment ñi gis ministre bi wër ay mbalaxmaan ci jamono bi nga xam ne Sénégalais yi ñu ngi yuuxu ñu ngi bëgg a dee est-ce que jot nga gis image yooyu. waaw image yooyu jot naa ko gis et puis ñi nga xam ne wuyu ji nañ président du ma leen blâmer parce que ay sénégalais lañ président moom mooy le premier institution du pays ku mu woo xam nga da nga ko war a wuyu te tey jii dëkk bi toll na foo xam ne le pays est en guerre dañu nekk ci guerre sanitaire donc tey jii bu fekkee ni président am na ñu mu xalaat ni war na leen woo ñu dolli ko xalaat ci xeex bi nga xam ne moom lay xeex feebar bi donc dama yaakaar ni sénégalais bu mu woo war nga dem wuyu ji ko. ñeneen ñi nga xam ne tamit demuñu peut-être loolu seen opinion la peut-être woo nañ leen peut-être woowuñu leen loolu mënu ma ci débattre beneen bi ci topp. bi soppal mooy gis nañ le ministre de la culture. muy wër artistes yi dem kër Papa Thione dem kër Youssou Ndour. gars yi di mel ne dañoo yàkkamtoon ministre bi ñëw bañ ñaan ko xaalis alors que moment bi ñu toll nii dañ ne Sénégal amul xaalis ba nit ñi ku nekk yaa ngi génne sa tour rek sa 1000 francs sa ñaar téeméer sa million di ko ci def pour que ñu xeex corona bi mu mel ni yéen ni nit ñi di doxee mbalax maa ngi doxee wu ñu noonu. waaw non c'est que du question mbalaxmaan bi c'est l'art en général moo am problème parce que tey ji boo xoolee théâtre kat yi weer bi ñu nekk nii moo doon nekkoon seen weeru kañ nga xam ne dañuy jouer ay film affaire yu demee noonu tey ji mu am mbas mu dal ci réew mi président toog wax ñëpp ñi nga xam ne daf leen impacté parce que tey ji du question ay wayaan wala sàmm mbayaan non tey ji artiste bu laaj ministre bi war nga ko laaj xamal tax parce que li mu yor sa yëf la parce que ministre de la culture la. bu fekkoon dafa am artiste bu dem ministère affaires étrangères wala ci beneen ministère di fa laaj dara ñu ne kii dafa mais ministre bi bu ñu ko laajee gars yi war nañ ko laaj parce que moom lañ ñu dénk mooy suñu kilifa. coon li mu def noonu la. non ni mu def noonu la ak du noonu man li nga xam ne daal man bu ma sañoon képp koo xam ne da ngay wax intérêt général parce que ñun tey jii bi ñu toogee gis ministre bi mu xaw a afoon lu yàgg tuuti yuuxu nañ bi ñu yuuxoo après ñu jékki-jékki dégg ni ministère bi ñu ngi woo ay artistes di leen jox xaalis. ñu génnaat xamal leen ni xaalis kenn waru ko joxe noonu parce que ci commission lañ ko war a joxee parce que président dafa génn ni fonds FOS Covid 19 bi ñi mu impacté dina leen jàppale même bu fonds yi génnagul su fekkee ñoom dañu jàpp ne am na ay artistes yu sonn ñu war leen jox xaalis am na ci commission yi mu war a jaar parce que tey jii boo xoolee la SODAV mu ngi fi bien vrai que ni man ak ñoom mën nañ des fois duñu juboo ci ay affaire mais tey jii mooy structure bi nga xam ne moom rek moo fi nekk boo xam ne tey jii yor na répertoire artistes yëpp. donc yaakaar naa ne bu ñu demee ba war a mën a def yooyu loolu war nañ leen mën a associer ci biir waxtaan ak ñoom wala ñu xool nan lañ ko mën a organiser parce que am na ay structures yu bari yu fi nekk yoo xam ne daal bu ñu waxtaan ak ñoom artistes yi ku nekk li nga war a jot di nga ko jot te du am benn réero mais ministre bi tey jii man dynamique bi muy doxee benn ànduma ci parce que li tax ànduma ci mooy tey jii boo xoolee muy secteur sport wala tourisme wala beneen bu mu mën a doon boo xoolee affaires étrangères tout ministre yëpp a ngi génn di waxtaan ak seen njaboot di xool nan la ñuy régler problème bi. mais moom toog nañ ñu yàgg kenn gisu ko kenn déggu ko ba ñun bi ñu commencé di yëngal ci la commencé génn di dem kër artistes yi te dem boobu mu dem kër artistes yi man pour man du yoon war ko def parce que période bi ñu toll ni slogan dëkk bi mooy restez chez vous te cas communautaire yi dafa commencé bari ci dëkk bi te gis nañ ko ci ay kër yoo xam ne dem na fa ñu gis ni gars yi yëpp takkuñu ay masque tuuti xam nga affaire demee noonu te tey jii dafay xaw a contradictoire par rapport ak li nga xam ne moom la gouvernement bi teg mooy nit ñi toog seen i kër moo tax ñu def couvre-feu def état d'urgence def yooyu yëpp donc tey jii dafay mel ni ci dynamique bi mu nekk moom ñeneen ñi newuñu fa tey jii moom war na mun def communiqué boo xam ni war na mën créer benn rencontre boo xam ni day jël les mesures barrières ñëpp mën a ñëw toog une dizaine wala une trentaine de personnes dans une grande salle ñu jël yenn mesures yi mu toog def benn déclaration pour artistes yëpp mais tey jii ñëpp xam nañ ni mënul dem kër artistes yëpp mënul dem kër waykat yëpp mënul dem kër instrumentiste yëpp mënul dem kër théâtre kat yëpp mënul dem kër cinéaste yëpp donc mënul nekk donc
te tamit art milieu culture dafa yaatu parce que woykat bi ci la bokk théâtre kat bi la ci la kii dessin ci la bokk techniciens yi ci lañ bokk même les promoteurs de spectacle yi nga xam ne dañuy jël ay millions di ko investir di jël artistes yi doon jouer ci lañ bokk parce que dañuy jël seen xaalis di ko investir ci showbiz tey jii bu affaire bi amee problème ñoom ñëpp la impacté donc tey jii milieu boobu mënoo ko yor nga xëy suba teel ni damay dem seeti 4-5 artistes parce que ñoom ñooy artistes yi fi jiitu woon statut ñoom bi ñu am moom bi ñoom Youssou Ndour am ñoom Thione Seck ñoom Baaba Maal ñoom Omar Pène moom la Thiat Seck am moom la Maam Góor am moom la beneen artiste bu koo xalaat ki mujjee woy Sénégal moom la parce que ñoom ñëpp ay artistes lañ ñoo bokk ñoo ay artistes tuuru artiste bi ñoo ko bokk te ñoo yem ci réew mi esam la tey jii bu fekkee ni ñoom bëgg nañ am répertoire artistes yëpp war nañ mën a xool daal ci beneen fànn buñ ko mën a jaare bu dul ay di wër ci kër artistes yi xam nga voilà te temps yi quand ñuy wax temps ki na la cas communautaire yi dafa bari corona bi di rey nit ñi xam la yow ngay xëy suba teel ba ngoon di wër kër jàmbur yi man loolu d'accord ma ko. internet yu bëree bëri jàpp ne ministre bi li mu def yi fi cuune la maanaam mënoon a rester chez vous ba pare moom en tant que ministre de la république muy génn deuxièmement di ànd ak caméra yi bi stoppaat pour wan na nit ñi de man daal maa ngi génn li président wax ak li opinion internationale wax yëpp man gëw ma ko doxewu ma ko ñu bëree bëri jàpp ne dafa war a démissionner. ah mais man loolu yow xam nga tey jii loolu yaa ko wax mooy loolu normalement tey jii internet yi li ñu wax tey jii dama lay wax la plupart léegi ñëpp xalaat des fois day mën na nekk dëgg mooy dëgg quoi parce que tey jii mënuñu gis un ministre boo xam ne yow ñi nga jiite kontaanuñu beneen bi président bi nga xam ne mooy le président de la république tey jii président recevoir atul kenn même les conseils des ministres ñu koy def par vidéoconférence yow ngay jël sol sa daal di dem si nit ñi jël ay caméra ànd ay une vingtaine de personnes trentaine de personnes moom dugg kër jàmbur donc tey jii mën nañu bu kaay yokkoo yow da ngay bokk ci ñi koy yokk te ñun dañ fi mu toll ni xeex ak kaa bi mooy nga toog sa kër moom donc il n'a qu'à rester chez lui mais man pour man toog këram moo gën a nekk sens lépp que mu jël sol dàllam kër gu nekk mu dugg fa parce que mënul daj kër artistes yi nekk Sénégal yëpp te koo demul këram mën na jàpp ni xam nga discrimination mën na am foofu quoi parce que dafay am favoritisme ñii laay dem seeti ñi seetiwuma leen est-ce que comprendre la tey jii ñi théâtre tey jii peut-être amuñu ku leen waxal mais ñun ak ñoom c'est la même famille donc nag tey jii nee nañ tubaab dafa am lu wax c'est la lutte libère tey jii ñun ministre bi ñu yor dëgg neex yàlla man pour man li ñu yore baaxul te attanul liñ ko jox. Mame Gor tey artistes yi fekkee waroon nañ leen a jàppale jamono jii ñu toll nga xam ne xëy na spectacle mënatul am soirée yi mënatul am ci ban façon lañ leen mën a jàppale lu bokkut ak jox leen xaalis. waaw xam nga tey jii am na benn affaire boo xam ne tàmbali woon na avant koor gi di ñëw boo xoolee Youssou Ndour doon na ko def Pape Diouf doon na ko def Coumba Gawlo doon na ko def artistes yëpp mënoon nañ dem ba ko def parce que internet dafa yaatu donc gars yi mënoon nañ def ay concert si net bi di gagné ay di gagné ay accents ak yooyu est-ce que comprendre mu am ay peut-être am ay sponsors yoo xam ne mën nañu sponsoriser concert Pape Diouf ci internet bi xam nga mu gagné ci dara mën a fay ay musiciens mën a fay affaire mais tey weeru koor lañ nekk donc lépp arrêté te musiciens yi dañuy continuer dund parce que dañuy ay sénégalais lañ ci réew mi lañ dëkk yor njaboot am ay droits d'auteur tey SODAV tey jii ci club yi ak boîte de nuit lañ daan dem pour def exécution yooyu yëpp tëj na mënatuñ fa dem donc li fi des mooy am na benn fonds boo xam ni fonds d'aide lay doon wala fonds de solidarité wala dara bu nekk ci ministère bi loolu la ñu war a mën a génne jàppale ci artistes yi ak président tey jii sénégalais yi nga xam ne c'est des bonnes volontés génne seen alal ñi génne ay milliards génne dajale ñu ba dajale ma 31 milliards yaakaar naa ci sama dégg-dégg jàppale ko nguuru Sénégal donc président ni ci loolu noonu dina am ci lu mu ci jël secteur yi mu impacté yëpp ñu jàppale leen yaakaar naa ni loolu rek lañ moo fi sës voilà. Juste la dernière question barki démb dañuy assister benn chaîne bu amoon RDV kii di Ahmed Khalifa Niass ak benn imam Ndour nekk di wax bay saagante kenn ki ne morom bi da ngaa mën a fenn ki stoppaan na ko yaa ma daa ko fen ñi jéggal ma ci wax ji tey lan ngay wax pour recadrer imam yooyu nga xam ne chaque moom daanaka fin de kii bi mois de Ramadan moom seen kii bi il faut ñu créer buzz ci ay wax yoo xam ne vraiment amul benn sens quoi. xam nga ñu bokk tey ñooy lax sooy goj ñoom ay oustaz lañ xam nga tey ji bu doon entre artistes tey jii tamit mën na xam nga voilà mais daal nañ ko rafetal man pour man ba mu rafet moo gën quoi parce que tamit ñoom ay royuwaay lañ nit ñi dañuy xaar ci ñoom yàlla ak yonent voilà mais daal nañ ko rafetal man pour man ba mu rafet moo gën quoi parce que tamit ñoom ay royuwaay lañ nit ñi dañuy xaar ci ñoom yàlla ak yonent bi parce que ñoom tey xaalal laawu xawma xaalal rasulullaay la ñuy wax loolu moo leen di may ci loolu la ñuy wax ba nga xam ni di wax di yëm nit ñi ci yàlla yonent beeg yooyu donc mënoo di wax yàlla ak yonent bi on peut pas vouloir une chose et son contraire tey ji mënoo di wax di jikko yi rafet nii la war a mel tout après ñu gis la ngay saaga di wax xama donc tey ji li leen di wax rek moom mooy ñaan leen xam nga comme sénégalais yi dañuy xaar ci ñoom xam-xam ak diine
ñu gën a feeñal loolu ko taxaw di xuloo ko xeex. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup.